tey ci alxames gi yamoo ko fukki fan ak juróom benn ci weerub juin nekk bëccëg gi ñu jagleel képp koo xamante ne rek da nga di tout tànk moo waral nag ñu daal di doxantu ba ci COSET di collectif des structures d'appui aux enfants et jeunes en difficulté maanaam collectif bi rek dafa judd rek ngir jàppale ndaw ñi nga xamante ni dañoo amee ay jafe-jafe ñu daal di sekk ak ñoom ay laaj ak tontu ci naka la ñuy def rek ba daal di dem ci mbedd bi gis xale ya nga xamante ni dañoo yelloo ndimbal ñu daal di leen di intégrer ci seen bile collectif. bon collectif bi lenn moo ko tax a jóg mooy kuréel yi nga xam ne dañooy jàppale xale yi ñoom ñëpp ñu lëkkaloo xàccandoo dóorandoo pour mën a seet naka la ñuy jàppale xale bi ci jafe-jafe yi nga xam ne moom ñoom la ñuy jànkoonteel loolu ko tax a jóg lëkkaloo bi. bon 99 ak léegi mu ngi bëgg a yàgg de léeg-léeg mu jege fanweeri at yi nga xam ne kuréel bi taxaw na lu ëpp fanweeru kuréel ñoo ko ŋànk donc ñëpp seen bëgg-bëgg dul leneen lu dul jàppale xale yi pour jëlee leen ci ay tolof-tolof. nekk loolu du lu bees xale yi taxawaalu xale yi am jafe-jafe du lu bees. xëy na léegi leen ci gën di wax te wax biñ ciy wax sax lu baax la ndax bu fekk ne ñëpp a nga ciy wax waxtaan ci ñëpp wax ci seen xalaat xëy na saafara bi dina ci topp waaye doon na li nga xam ne du lu bees waaye nit ñi nangu nañu ne am na te ñu ngi ciy wax ku nekk ci nga ci wax xalaatam loolu ab jéego la. waaw ñooñu nga xam ne ñoom la ñu yore ndomb tànk yi ñoom daanaka ñoom la ñuy liggéeyal ndax nguur gi dafa tëral ay doxalin li nga xam ni ci la ñuy jaar jàppale nguur gi ci cadre li nga xam ne moom la ñuy définir ci li ñuy tuddee stratégie nationale pour la protection des enfants. Pour repérer xale yi donc ñun dañu am ay unités mobiles ay groupes ay intervenants sociaux de rue ñoo xamante ni ñoom mbedd bi mooy seen ité ak lépp loo xamante ni moo ko ëmb donc ci li ëmb mbedd bi donc xale yi ci la ñu bokk tey malheureusement donc travailleurs sociaux yooyu de rue seen liggéey mooy di dem chaque fois dem fekki xale yi ci mbedd bi ci point de chute yooyu ci bërëb yooyu nga xamante ni mooy dajale xale yi donc bu ñu fa demee dañuy waxtaan ak xale yi jéem a jël li nga xamante ni moo ci gën a am solo muy problème bi tax xale bi nekk ci mbedd bi après ak xale bi ñu trouver ay solution. waaw ñu ngi liggéey ak direction yooyu loolu la coordonnateur national bi wax sànq ñun en tout cas pour li nga xamante ni ngeen baal ma ci tur bi ci wolof lu ci bëri dañuy naan ay fakkamaan lañu donc ñun ñooñu ité pratiquement parce que gis nañ ni direction yi ngay wax ak même ministère yi le plus souvent état bi ci liggéey bi nga xamante ni par exemple war nañu dajale xale yi yëpp ñoo xam ne dañu nekk en situation de rue ci mbedd la ñu nekk. lu ci bëri mun naa la jox ay exemple par exemple opération zéro enfant bi amoon tout récemment ak Covid 19 bi donc suñu collectif bi joué na rôle bu am importance parce que xale yi nga xamante ni ñoom bokkuñu ci lu ñuy naan xale enfant talibé ñooñu pratiquement suñu liggéey la et état bi daf ci woo ci jàppale ko ci liggéey boobu donc pratiquement ci opération yooyu yëpp. ñun ñoo ci nekkoon voilà comme collectif la donc bëri nañu donc au niveau régional et au niveau national voilà donc suñu liggéey loolu la lëkkaloo bi foofu la bon lëkkaloo la boo xamante ni du ñàkk day am ay jafe-jafe léeg-léeg parce que xëy na ñun fu ñuy gisee ñoom xëy na du ñu gisee noonu les choses mais yàlla def na ni tey au moins loolu loo xamante ni suñu liggéey la. donc muy nguur bi ak ministères yi direction yi xam nañu ni COSET voilà am na rôle boo xam ne bu am importance ak kuréel yi ko ëmb
pour mun a jàppale leen ci problématique xale yi. Non jafe-jafe yi d'abord pour ñu am fi leen di teg ñun ci suñu kuréel boobu am nañu ay association ay mën nañu ay centre donc ay centre d'accueil et d'hébergement donc centre yooyu seen rôle effectivement mooy liggéey bi nga xamante ni ñii nga xamante ni ñoom ñooy travailleurs sociaux de rue bu ñu demee ci mbedd bi waxtaan ak ñoom ba xale bi d'accord ni moom ci danger la nekk ci mbedd bi donc dafa bëgg a génn foofu donc dañ leen di orienter ci suñu structure yi muy structure ñun ni ñu yor comme aussi structure état bi donc dañu leen di mettre à l'abri ba pare ñëw continuer waxtaan bi ba xool exactement seen réintégration au niveau par exemple familial wala seen réinsertion peut-être ci seen dëkk seen kër wala même ci ay apprentissage ay formation wala affaire éducation en tout cas général donc ñun côté boobu amuñ ci benn jafe-jafe peut-être jafe bi nga xam ne moom la ñu faral di am mooy ay moyens yoo xamante ni ñoo ñu war a permettre ñi mun a di déplacer wu parce que ku dëkk par exemple Kolda kooku du Pikine donc war nga ko yóbbu boo Pikine kii ba Kolda donc ay moyens la laaj centre yi tamit dañu soxla ay besoins alimentaires même ay matériels yoo xamante ni day permettre que mise en charge dëggal la prise en charge yu xale yooyu voilà dafa war a mot voilà donc xëy na ci lu bëri côté boobu la ñu am ay jafe-jafe mais pour liggéey boo xamante ni approche la pour que xale yi ñu mun leen jëlee ci mbedd bi am leen fi leen di tal amuñu benn problème ci loolu. ba tey ñuy xamle ni bile collectif naam lëkkaloo nag état bi waaye ñu ngi am ay jafe-jafe yu ci mel ni moyen nga xam ne rek war na pour ñu gën a rek jàppale ñi nga xamante ni ñoo di ndaw ñi ci seen lekk waaye itamit ci seen dundin comme nu mu waree ba tax na nag ñuy sàkku rek ci gouvernement bi ak it ministère ak direction yi nga xamante ni ñoom la ñu dénk ndaw yi ngir rek ñu gën leen a gëstuwaat bu baax a baax ci seen liggéey bile.